Coucou mes abonnés, de retour maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ak ci turam ak ci santam tey nag ma dellu si nag ñëw rek justement pour mu wax ci Karma comme ni ma leen ko diggee woon. Karma, ça fait longtemps que je faisais plus de vidéos sur Karma ni sur Infidèles parce que je vois que communauté ñi nga xamante ne ñoo intéressé aussi Virginie ñoo ëpp, donc j'ai voulu faire. Donc je veux faire Karma aujourd'hui pour voir si ça vous intéresse vraiment. Donc mais avant ça, donc maa ngi remercier donc sama abonné yi, vraiment message yu bëri na, j'aime yi bëri na, encouragement yi bëri na, maa ngi leen di remercier bu baax, du ma mos a taay di leen remercier ndax yéen tax ma toog fii. Bu ngeen ma duloon seetaan, bu ngeen ma duloon déglu, bu ngeen duloon participer, peut-être du ma am courage de continuer. Donc je vous dis un grand merci tout court. maa ngi leen di remercier bu baax 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 baax. Donc pour dugg nag ci sujet bi Karma, liñ ci mën a gis mooy que ne comme je vous ai dit rek du ma nekk di répéter li nga xam ne moom la ñu gis ci série bi, mais dama ciy jàngat, dama ciy jël ya nga xamante ne daf ñuy jàngal àdduna. Donc yi nga xamante ne gis nañ ko ci série bi te vraiment am na nit yi nga xam ne ñoo ngi koy dund te ñu bëri bëgguñu toog wala mënuñu toog sax di ci wax. ndax koo ci boo ci waxee am na yenn sujet nga xam ne boo ko abordé ki koy déglu peut-être bu dee da ngeen xamante ne ñu naan la yow moom ngay gaaral wala moom ngay sànni track wala des choses yu nuroo loolu. Voilà, fekk du sax loolu mais da nga ciy wax rek pour tàggat, da nga ciy wax rek pour jàngale tamit àdduna. Voilà, donc Karma way bi da ko wax au fait. defuñu ci duñ ci def peut-être prêter attention, mais Karma boo dégloo woy bi rek mën nga ko bañ a seetaan ndax woy bi générique bi dafa résumer Karma. Voilà liñ ciy wax lan la dama defoon mujjee xëccu àdduna du baale jarul wéeru. Donc lu waay def boppam tooñaale ci ay mbokkam, donc yéen a nekk la borom moo cee fanaan. Donc générique bi dafa wax lépp li nga xamante ne moom la ñu war a gis déjà ci série bi. loolu lan la yéen a nekk la borom ma cee fanaan yàgg nañ ko déggewuñ ko ci Karma, chaque jour nga dégg ko wax. mooy que ne lan mooy que ne yow boo gisee nit nga yéene ko lu bon, en fin de compte lu ci ëpp ci sa kaw dong lay këppu ndax lu bon balu tànks la boo ko dóoree danaan ping pong dellu ci waat. Voilà, comme ni ko Toch waxee woon ci Virginie ne xale bi dégguma wax ji de dafa dal fi daal dellu balu tànks la, noonu la yéene di def. Voilà, boo yéene nit bon danga koy yéene lu baax ndax comme ça bu dellu see mu nekk la nga xam ne yow danga ciy am part de gâteau la rek. boo ci bu dee gâteau bi danga ko salé sucré ko pimenté ko, bu del boo ko séddalee ba pare day dellu si waat te bu dellu see di nga ci lekk par force. Bon bokk fexeel ni gâteau bi neexee nga mën ko séddoo wax ko ak sa morom. Amilaya luy problème am, j'avais commenté benn jour si 19 bi la je crois, ma ne Amilaya psychopathe la bi nga xamante ne lu mu désiré moom ku bëgg a ñëw taxaw si chemin xañ ko Amilaya daf lay rey s'il le faut. Mais elle est une psychopathe, je l'avais dit et je le redis et vous avez vu ça. Donc dafa am nit yooyu mel noonu ci biir àdduna ñi nga xamante ne bu ñu viser dara, bu ñu bëggee dara, ils vont remuer ciel, terre et ciel pour am ko. Voilà, dafa am nit yu mel noonu ñi nga xamante ne bu ñu jàppee dara duñ ko bàyyi, boo leen di conseiller duñ la déglu tant que demuñu jusqu'au fond ba gis li nga xamante ne moo leen di gaañ ñoom duñu dellu ginnaaw. Dafa am ay nit yu mel noonu. Voilà, moo tax lépp li nga xamante ne boo koy jël na nekk la nga xamante ne lu baax la nga yéene ko sa morom nga xam nga ne buy dellu si moo gën a metti dem bi. Voilà, donc moom tey ji lu mu bëggoon yéene na Majib ak yaayam ñu suux parce que mu lan nga gis que ne Majib moo nax sœur cousine am nax na ko, fexe na ba ëmbal ko et puis si ëmb boobu foofu la sœuram bi décédé. Kan moo ko rey? Yaayu Majib moo ko rey. Donc elle veut coûte que coûte se venger. Donc vengeance boo koy def da ngay xool ndax yow doo gaañ ki nga xam ne danga koy jege, parce que yow vengeance boo ko yëkkatee ñu ne la xoolal bu baax li ngay def ndax tey jii boo venger woo di nga gaañ sa xarit bi nga xamante ne mooy sa meilleur ami. Donc moom fin bi loolu la doon lim mooy kan mooy May. Donc man ma am meilleur ami ma bëgg a venger wu si beneen nit te tey jii bu ma venger woo si moom peut-être ni may venger woo mode boobu mën na tax ba sama meilleur ami foog ne damay def naka su dul noonu. Maanaam naka su dul noonu boobu lan la mooy que ne May dafa foogoon ne Léa dafay génn ak Majib.
effectivement dañuy génn mais c'était pas pour génn donc may nu mu ko gisee dafa gisee ne Ami moo ngi trahir donc Ndeye Marie voilà ba mu mere ko ci ne ko léegi du ma wax dara Ndeye Marie mais nañ bàyyante donc perte nga déjà sa Ami voilà léegi tey jii Ndeye Marie yëgagu ko mais bu yëgee problème bi yëpp dina perte Amy Léa dina perte Ndeye Marie muy 2 personnes l'instant yi Magib dina ko perte parce que dëgg bi dina mës a feeñ voilà bu ko pertee après en plus pire encore pour elle dina perdre sa famille mooy ñaan papam sax xam na ne doomam la peut-être mën na ko baal mais nouvelle famille bi mu am maanaam jabaru papam bi nga xamante ne tey jii d'accordoon na pour intégrer ko ci famille bi ñu nekk ci dina am du am doomu ñooñu doomu papa ji xale yu góor yi di ko coow ak seen sœur naan dinañ ko accepter ñii ne duñ ko accepter bon tey moom loolu yëpp yàq na ko ndax lan vengeance ndax booy venger wu dafa am yenn yi nga xam ne nit doo ko topp ba sës nit bu la defee yenn yi nee na nee ko bàyyee kat yàlla parce que yàlla moo am moo mën mooy yor moom mooy def mooy dindi donc nit ku la yéene lu bon kooku lu bon rek la mën a am parce que booy def boo bëggee lu baax da ngay yéene sa morom lu baax logique la en fait vie bi lépp c'est tracé lépp dafa am logique donc dafa mel ne li olof di wax wala nit di wax naan ndox du bàyyi yoonam donc la vie est déjà tracée et ce qui passe là-dessus c'est comme de l'eau voilà donc ndox bi buy daw traits yi rek lay topp yi nga xam ne rëdd nañ ko ba pare mënul jàdd feneen voilà léegi nag yow bu dee da nga ñëw ne fii yàlla rëdd ndox bi du fi aw da nga koy jéem a dévier yaa ci sonn ndaxte ndox bu ñëwee ak dooleem bëgg a dugg fenn noo mënti def daf fay dugg tey jii bu géej nekkee sa ginnaaw jóg parce que yéen def tey genre tsunami ah géej boobu ay siècles et des siècles depuis toujours géej bi moo ngi fi woon depuis Haïti moo ngi woon foofu mais jour bi mu bëggee dugg rajaxe dëkk bi tàgguwul kenn dafa ñëw rek def ko si benn instant la ko def voilà mooy que ne bon li nga xam ne yàlla da ko tabax taxawal ko ne nit ki lii ak lii la am lii ak lii la fii rek fii lay jaar yow mbindeef munoo koo dindi soo ko bëggee dindi da ngay sonn donc li ma bëgg a wax ci gàttal mooy que ne Anna moomu loolu mooy destin wam loolu moo nekkoon destin wam mais tey jii destin bi bu amee Amy Léa en tant que personne mu ñëw ne loolu waruloo nekk destin bi daal ne nit moo ko créé daal di bëgg a venger wu ci nit kooku bëgg ko yàqal avenir am pour sauver ki nga xamante ne elle n'a rien à sauver en fait elle n'a plus rien à sauver ndaxte tout simplement Anna n'est plus voilà bon lan lay sauver est-ce que bu venger woo Anna boobu dina xam tey ne man kii dafa venger wu ndax man parce qu'elle n'est plus voilà dafa am na ya nga xam ne bu la dalee si àdduna accepter rek nga mën a def accepter parce que bu dee da ngay dëgër bopp ak yàlla di xëccoo ak yàlla da ngay mujjee gaañ sa bopp gaañ ki nga gën a bëgg gaañ ñi la gën a jege gaañ sa njaboot loolu la woy bi wax xaw ma ndax bàyyi ngeen ci xel mais je vous dis que woy bi en fin de compte moom résumé woon na série bi yépp donc boo ko ubbee nga déglu woy bi mën ngaa bañ a seetaan série bi ndax da ngay xam nu mu demee déjà titre série bi Karma rek définition bu xëy la bi nga xamante ne moo nekk ci film bi de woy bi tamit dafa woy li nga xamante ne film bi noonu la nar a déroulé woo donc bon ñun ak woy bi ak titre bi déjà rek xamoon nañu nan la Karma di demee kuy résumé wala am na li nga xam ne tey jii yaa ngi may toog di ma seetaan mais mosoo bàyyi sa xel sax si loolu ci li woy bi di wax wala nga xamante ne Karma ñu bëri tamit xamuñu lan mooy définition bi voilà lii définition bi mooy loolu Karma lenn kese la définition en wolof bu ma ko bëggee wax tey mooy que ne yéene néeg la borom moo cay fanaan boo yéene nit lu bon loolu mooy dellu si waat këpp si sa kaw loolu mooy signifier Karma et puis loolu la film di am comme titre loolu la Amy Léa def loolu moo dellu si kawam parce que instant yi fu mu nekk nii gis nañu ne Chérif xam na Amy Léa instant yi bon résumé na lépp mooy que ne par force par A ou par B elle finira par être prise dañ koy jàpp dinañ xam ne moom moo teg affaire boobu dina wax li tam mu def ko léegi nag nan lañ koy continuer sax laay wax man après loolu yëpp buñ ko xamee voilà je crois que ne dinañ jéem a def benn façon bi nga xamante ne dina am li empêcher Amy Léa mu avouer parce que bu avouer par force Karma du am sax seconde non je pense pas bu amee deuxième saison dafay nekk vengeance encore
mu nekkaat encore beneen karma loolu kese lay doon dootul jeexati mu nekk une éternité sinon moom bu amee la instant yi avoué film bi daf si yoon dafa war a jeex. Voilà, loolu mooy sama avis loolu laa leen indiloon ci karma j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude man maa ngi nii de am na nga xam ne moom macha allah nee nañ yow da ngaa mën a wax voilà man du ma bind en fait parce que booy nar a def benn affaire toog di ko bind di xalaat lan laa nar a wax du naturel ci man parce que dama war a penser lan laa jàngoon lan laa jëloon mémoriser ko man du ma mémoriser dara du ma réviser dara du ma xool sax sujet bi xam naa ne si lii laa war a wax kese bu ma ñëwee toog yàlla def na dinaa leen ko wax ci kàttanam. Et je pense que je vous fais plaisir dinaa leen di bégal ci ni may defee sama revue dinaa leen di jàngal tamit du question damay ñëw rek réciter yi gis ci film bi mais dinañ ci jël benn point bu important ñu daal di koy jël ak développer ko voilà su ma paree nag ci page yu Amy Léa ma jël Magib mooy ñan mooy ñi nga xamante ne da nga leen di gis ñu nekk ay góoru yàlla nekk ci dëkk bi mais xamuñu lu ñu bëgg voilà mooy ñi nga xamante ne tey dañuy nekk ak Masamba suba ñu nekk ak Mademba du ñu xam sax en fait lan moo tax ñu leen di topp loolu lu ma ci jublu pour di ko jël mooy que ne nit da nga war a xam li nga bëgg a def voilà nit boo jëlee benn affaire danga naan man lii laa bëgg nga dem ci ba jeex parce que du lépp la nga xamante ne moom nga bëgg di nga ci dem au fond mu mbëggeel bi nga ci amoon au début nekk fa ba léegi mais ni ngay suturalawoo pour mën a continuer loolu ngay engagé wu mooy que ne yow dangay am devise au fait nga ne bu ma jàppee benn affaire dama ko war a jekkali voilà mais Magib mooy góor perdu yooyu nga xamante ne dañuy engagé wu ci ay milliers de relations voilà moom ni mu waxee à la fin on comprend que moom Anna la bëgg mais xamatul fan la Anna nekk voilà xamul ndax mu ngi dee wala mu ngi dund parce que mu ngi fexe sax nu muy demee pour dabi ko xool fan la dëkk ba xam fan la dëkk mu mën a continuer relation ak moom mais malgré ça moom moo ngi commencer ak relation déjà ak beneen nit peut-être lii mooy wane tamit que ne mbëggeelam sax dëgërul voilà Ndeye Marie moo ko gën a bëgg ko moom en plus li gën a tax mbëggeel bi peut-être di ruus tamit parce que moom Ndeye Marie boobu ñoo dëkk Europe voilà bu ñëwee dëkkal ko et tout ngeen nekk peut-être moom bu gisee bu demee beneen su alontaanaare woo maanaam bu la soree dafay peut-être xelam mën na dem facilement ci beneen jigéen bi nga xamante ne kooku sori na ko voilà mais suñu koy résumer rek mooy que ne mooy nit bi nga xam ne xamul lu mu bëgg loolu la résumé bi loolu kese la xamul lan la bëgg voilà mooy que day tâtonner au fait moom day jël fii suba mu jël feneen xamul exactement lan la bëgg xamul lu muy def xamul dara si lu mu bëgg voilà donc bu dee am na kenn ka nga xam ne bëgg ngeen ma def comme ni ma defee sànq si Virginie kii revue ci Momo bu dee dafa am benn personnage bi ngeen xam ne particulier da nga bëgg man ma defal la ci revue wax la dara avis si ni ma gisee personnage boobu bindal ma ko si suufu commentaire yi voilà commenter continuer leen di commenter parce que incha allah le mois prochain dinaa def benn jeu concours mais avant ça il faut que ñi gagné woon maillot de bain yi jot seen loo ba ma tëj ak ñoom seen kii ba pare ñoom buñ ko jotee dinañ ñëw bind partie communauté affaire yooyu remerciement et tout comme ça ma mën a def beneen bi nga xamante ne nag bii pas duma sax nekk fi di poser ay questions dinaa joxe WhatsApp bi dinaa joxe Facebook bi dinaa joxe Instagram bi comme ça ngeen may mën a jot foofu di ma bind directement voilà foofu laay defee affaire yi mais duma ko def ci questions yi partie communauté bu dee damay dugal jeu foofu laa koy dugal donc dee leen dem partie communauté ngeen di xool lan moo fa nekk ngeen di aimer tamit yi mooy poster foofu noonu voilà léegi dinaa def kii boobu incha allah jeu bi mais jeu bi je pense que commentaire yi ñiy commenter benn commentaire foofu la ñuy tànnee gagnant yi au max j'ai prévu de faire 3 gagnants si benn somme d'argent lay nekk mais xamaguma exactement ñaata lay doon donc ñaanal leen ma xéwal yi dugg comme ça ma mën ko seddoo ak yéen et voilà man daal vous êtes la MIFA comme ni ma leen koy waxee rek voilà on est une famille instant yi jàpp leen ci mu dëgër dee leen commenter dee leen liker pouce bleu
bu leen fàtte abonné tamit bu ngeen ma bëggul perte moom mel seen socket bu ngeen xoolee vidéo bi te abonné woo leen peut-être du ngeen gisaat site bi donc pour ngeen gisaat ko comme ni ma koy waxee chaque fois rek da ngeen di abonné. Pour abonner wu c'est tellement simple da ngay bës juste photo bu ndaw boobu ci suuf ma sol lunette yi boo ko bësee mu bindal la s'abonner nga bës s'abonner après benn cloche dafay apparaître bu cloche bi apparaître nga daal di koy bës mu génne la benn arborescence bi nga xam ne da ngay sélectionner premier bi ci nekk ci kaw ñoo ngi ci bind tout boo ko sélectionner yow à partir de heure boobu sax vidéo bu ma mënti poster rek dafay ñëw benn pop-up wala benn notification day ñëw sa téléphone daal ne la swag_Jessie publier na vidéo tu cliques dessus mu yóbbu la directement sur vidéo bi nga seetaan ko daal di apprécier li ngay apprécier man boo ko bindul duma ko xam ne apprécier nga ma ni nga koy apprécier boo ma liké wul duma xam ne yow apprécier nga ko donc pour apprécier pour participer comme follower il faut ngay commenter il faut ngay aimer donc ma xam ne yow si Jessie_family moom nga bokk wala si swag_Jessie family yow foofu nga bokk voilà donc ni ma ko defee rek nii laa ko bëggee ngeen di kontaan may kontaan ku nekk di bëgg ah may yokk tamit di defal ñooñu nga xam ne ñooy jaay yu baax yooyu publicité muy Sarama shop boo fa demee genre yëre yu élégant ah yi nga xam ne tenue de ville yi nga xam ne mën nga ko demee travail yi nga xam ne mën nga ko sax génnee da koy jaay tamit boo bëggee li nga xam ne day rafetal sa néeg tel que ay couvre-lit yu am maanaa ah ay drap yu cool da nga ko fay gis boo wala tamit sa douche boo bëggee lu ko rafetal am na serviette yu toj yu am maanaa ah ay peignoir yu toj yu am maanaa yi nga xamante ne moo koy jaay mën nga ko fa jënd rek jëndaaleel sa borom kër ak say doom lonk sa douche mën naa di rafet ànd ak taax ah bu kooku mooy Sarama shop. bu ma paree ci kooku boo bëggee tamit mën ngaa dem ci Origine Savon donc Origine Savon tamit mon page la moo ngi ci Instagram bi comme Sarama shop boo fa demee dalay jaay ay savon yu am solo yi nga xamante ni day raxasal sa peau ba mu rafet liis daal di velouté ah nga am teint bu mel nii wala bu gën a éclatant sax voilà ndax savon bu nekk am na ay parfum yu bëri yow yaay xool bi la gënal ak li nga bëgg a faj nga dem ci Origine Savon mu jaay la ko donc follow leen ko ci Instagram moom ak Sarama shop. bu loolu weesee tamit dinaa leen dugalal su ma amee jot yeneen vidéo donc ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo xaw teg tànk si Ndakaaru Njaay instant bi muy Fatou Black Hair ak Dabisco Hair nga xamante ne ku ñu cheveux ba pare rek oh feneen nga koy waxee fu dul fii voilà donc lépp loo bëgg ba ci Dabisco Hair moom moo defar perruque bi donc foo ko bëggee noo ko bëggee rek ñu defaral la ko foo mënti toll mën nga def sa commande boo leen wooye par téléphone def sa commande ñu defaral la sa perruque ba mu rafet yónnee la ko foo mënti nekk ci àdduna donc bu leen hésiter contacter leen Dabisco Hair su ngeen bëggee ay perruques yu paj te nekk à distance mën ngeen contacter tamit Fatou Black Hair moom tamit pour les perruques ak lépp li ngeen bëgg wala bu ngeen nekk sur place ngeen dem ci salon yi Dakar lañ nekk ngeen leetoo foofu noonu sinon Sarama shop moom tamit day def livraison si yërëm yi Origine Savon tamit day def livraison si savon yi fu ngeen mënti toll lu ngeen mënti bëgg loolu nag bu weesoo ngeen dem seen wàññi rek bëgg defaral seen alaaji ba mu neex wala sa waa kër say doom wala say sœur wala sa yaay donc da ngay nag daal di contacter nag liñ naan Yokam Pêche ñu jaay la géej yu amul fenn géej gu amul fenn laa lay doon xam nga géej gi internet gi géej beurre wala bu gën a saf bu Tambajan voilà boo mënti bëgg wala yët wala tuufa boo ci bëgg nga def sa commande par site internet par téléphone par WhatsApp ñu daal di la koy paquetel ba mu rafet benn odeur du génn benn douanier du ko nangu mu yegg si ba fi nga bëgg ñooñu ñooy Yokam Pêche voilà bu loolu weesee
bu dee Torino nga nekk nag nga bëgg a lettu wala nga bëgg def sa bopp ba mu nice wala nga bëgg a épiler wala nga bëgg a pose cils lépp li nga xam ne ci beauté ci affaire u karaw la jëm da ngay dem nag ci Mounas Hair via Elvo Doué Torino mu defaral la ba mu pàcc. Sinon sama beneen sœur ngi fi tamit ñu koy wax Ndeye Fatou salon mu nekk rek ci Corso Giulio moom tamit angolo exactement xamuma via bi dinaa ko xool pour bindal leen ko moom tamit bu ngeen bëggee dem ci salon mu defaral leen ba mu pàcc. keneen ka nga xam ne rek indi nga fi voilà produit yi ñi ma doon laaj am na ku ma commentaire ci sama vidéo démb ne ma joli temps boo bëggee joli temps bi bu dee yaa ngi Europe bu dee yaa ngi Italie da ngay ñëw ci Mbène ak Billy ñu jaay la produit yi nga xam ne direct lañ jóge ci boutique bu mag ba ca France ñu koy wax ay François Bedoncu plus lépp li nga xamante ne ci diw genre yooyu la jóge rek nga bëgg ko da ngay dem ba foofu moom tamit mu defaral la benn sélection de gamme nga xool gamme bi la neex mu jaay la ko nga xamante ne danga koy diw rek xoolal di naayi voilà kooku mooy Billy ak Mbène voilà léegi nag su ngeen bëggee ay parfum de chambre am na nday kii lañ koy wax Ndeye Astou voilà bu ngeen bëggee ay parfum de chambre da ngeen di dem ci Ndeye Astou mu jaay leen ay parfum yi nga xam ne waxoo amul fenn benn pis ngay pis sa kër am xet bi nga xamante ne oh là là ku dugg day toog par force ndax dafay bëgg xencu xet gu neex googu toute la journée moom it mu jaay leen ko voilà léegi leneen li may wax mooy su ngeen bëggee nag xool vidéo bi nga xamante ne moom laa créé ngeen seetaan sama vidéo bi ma def comment enlever les boutons du visage donc bu ngeen ko suivre ngeen suivre directive yi exactement ni ma ko joxee comme ça ngeen mën a dindi seeni picc raxas seeni kanam ba mu set man kan mooy sone may def sama vidéo bu muy fii ci nii ay waay mën a dindi say bouton ba mu set nga mel nii melax-melaxee voilà donc seetaan leen vidéo boobu pour mën a xam rek ni ma ko defee moom laa leen di wax am na tamit yu ma fa mujjee dugal benn revue la sur infidèle la personnage bi Sophia la donc mën ngeen seetaan vidéo boobu ngeen déglu foofu mën ngeen commenter mën ngeen liker tamit ngeen wax ma tamit seen xalaat ci vidéo boobu ndax ni ma ko defee neex na leen wala am na lu ci manqué yokk leen ma xalaat comme toujours votre avis compte voilà nee naa leen damay accepter avis yëpp sauf arrogance voilà sinon lépp loo ma nit mën a jox comme conseil bienvenue voilà bienvenue laa bëggoon wax voilà donc lépp li nga xamante ni nit mën na ma ko jox comme conseil bu baax bi nga xamante ni c'est pas grossier donc bienvenue maa ngi leen di remercier encore une fois di leen ne grazie mille man mi leen waxoon ne bu ngeen bëggee jël leen seen cahier ak seeni bic rek di bind man ma leen di jox ay mots italiens ngeen di dajale comme ça seen dictionnaire en italien mën a riche donc bu ngeen bëggee rek chaque jour laaj leen ma signification dans les commentaires lii lan la signifier sans être grossier bien sûr ngeen laaj ma mots yi nga xam ne dinaa leen mën a tontu ma tontu leen comme ça ngeen di jël di bind mën a enrichir seen dictionnaire en italien noonu ñun ñoo far la communauté SWAT Jessie lu ngeen bëgg a jàng rek laaj leen ma lépp la nga xam ne xam naa ko ci rek dinaa leen ko expliquer comme tamit youtubeur bi ma bindoon tey doon ma laaj fond musical bi may def boo ma bindee ci sama numéro boo demee ci Facebook bi bind ma sama WhatsApp dinaa la jox application bi may utiliser ak son bi ci nekk exactement bu dee da nga ko bëgg a def mën nga ko def parce que moom mooy son yi nga xam ne mën nañ ko utiliser ndax amul droit d'auteur voilà donc may remercier ñëpp dina leen merci bisous 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 je vous aime j'aime la Mifa Swag _ Jessie bu dee dama am lu ma fàtte dinañ ko def ci beneen vidéo ma leen di fàttali rek ngeen dellu encore partie community pour di xool sama publication yi foofu te tamit ngeen di liker ma mën a xam seen avis I love you je vous aime vi amo siete i miei amori